Sénégal diaspora nuyu nañu leen di kàtt ak yéen ci seen ànd xeex coronavirus naka ni tey jii nit ki nañu ko baaxoo ci yeneen fan yi ñu weesu daañu dalal beneen ab maire bi nag mu ngi nekk fii ci Ndakaaru di maire bu Wakam Samba Bathily dina ànd ak ñun nit ki noonu daañu dem ba tugal nag dañuy dellu ca France fekki fa kenn ci ñi nekk fii ci réew mi waaye di fi liggéeyee. daal di taggatémbe foofule muy beneen xeetu diaspora bi nga xamante ne jamono ji ñu ngi tag bitim réew ndax frontière yi nga xamante ni tëj na dem amatul dikk amatul niki noonu Ndiouga Mbow ca Italie gis nañu daal nekk woon na ci jàngoro ji waaye ñoom dafa am beneen taxawaay bu bees bu ñu am boo xamante ni dafa am rek càkkutéef dañu ko àggee ci biir xayma bi nga xamante ne nii daañu ko def ci biir ànd xeex coronavirus niki noonu niki niñ ko baaxoo si njeexteel daañu ànd ak yéen ci seen antenne ngeen ñëw ci 33 824 88 06 ngir joxe seen xalaat ci tolluwaayu xeex bi professeur salaamaaleykum. waaleykum salaam Khalifa. lu ñu def nañu ko baaxoo mooy dem fële ca makkaanu jëwriñ ji fekke fa docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye muy directrice générale de la santé mu àgge ñu tolluwaayu jàngoro ji ci bésub tey bi. si ñeenti téeméer ak fanweeri juróom test yi nga xamante ne def nañu ko ñaar fukk ak benn dellu si nañ am doomu jàngoro ji ci yooyu fukk ak juróom-ñeent cas ñoom mooy ñi nga xamante ne mooy cas contact moom la ñuy saytu si suñu bëriwu fajukaay yi ñaar ci ñooñu mooy ñi nga xamante ne moom la ñuy wax transmission communautaire maanaam kenn xamul kan moo leen wàll doomu jàngoro ji ci ñi nga xamante ne ñu ngi feebaroon tëdd ci bëru fajukaay yi ñeent ci ñooñu saytu nañ seen wér-gu-yaram kenn gisatu ci doomu jàngoro ji ñoom wër nañ te génn nañu ñi nga xamante ne ñoo des ci bërëbu fajukaay yi seen wér-gu-yaram mi ngi am tan bi feebar bi di mbas mi ñuy wax Covid-19 duggee Sénégal ba léegi ñetti téeméer ak fanweer ak juróom ci ay nit gis nañ ci ñoom doomu jàngoro ji ci ñoom téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent wër nañu te génn nañu ñaar ci ñoom génn nañu àddina am na ci benn boo xamante ne dañ koo delloo ci dëkk ba mu dëkk ci loolu ñu ngi dese fii téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñi nga xam ne ñu ngi leen di faj ba léegi ci bërëbu fajukaay yi. alors professeur bu ñu xoolee xayma bi daf ñu delloo ci waxtaan wi ñu amoon bërka démb muy mbiri proportion parce que gis nañu ne jéego yu am solo am na ci wàllu test yi parce que yokku na testé nañu lu toll ci ñeent fukk ak fanweer ak juróom mu génnee ñaar fukk ak benn ci ñoo xamante ne nii am nañu doomu jàngoro ji ñeent ñu wér boo xayma bi ñu dalee ba nëgër ni bi fi jàngoro ji duggee ñaari fan ci weeru mars ba tey ñu ngi ci ñetti téeméer ak fanweer ak juróom ci ñu amee jome jàngoro ji bokk na ci ñu wér toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeneent am lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñett yoo xam ni jamono ji ñu ngi leen di faj buñ ci génnee ñaar ñi faatu yàlla yërëm leen ak ki nga xamante ni si càkkutee fi aw askanam delloo nañu ko ci réew ma tugal mu di français kon mu mel ni ba tey ni ñu koy waxee rek maanaam naagu am waragul a am ndax bu fekkente ne ni téeméer la ñu xayma la ñu càmbar ala kulli xaal dana gën a néew waaye bu ñu càmbaree lim bu gën a am doole rek ñu gis ne kon ba tey naagu daal waragut waaw amul place pour naagu nañ nangu confinement partiel bi rek donte confinement protection physique la waaye agression psychique la waaye nañ ko nangoo noonu rek nga xam ne moom moo ñuy mujjal wàññi dem beeg dikk bi di génn ci loo xam ne dong farata la def ñaan rek yàlla suturaal ñu ndax ba léegi affaire bi yeggagul lawagul yenn lawi ni kon nag waaye bu mu tax ñu bàyyeeku nañ gën a góorgóorlu takk ndig yi mu ngoog maire bu Wakam di Samba Bathily moom la ñuy nemmeeku ci tey monsieur le maire salaamaaleykum alors monsieur le maire yaa ngi ci Wakam nag daanaka aw turam jib na lu bari ci jàngoro ji bi mu dooree ak nëgër nii am na sax benn moment boo xamante ne nii xawoon nañ ci ragal mbirum stigmatisation ci gis-gisu ñenn ñi ba yow sax benn jamono noon nga li gën mooy ñëpp faf rek daal di maasale
takk maaso daal di takk masque foog naa ni bokkoon na ci recommandation yi nga xamante ne nii recommandé woon nga ko daañu ci ñëw léegi ci tolluwaay bi waaye avant tout ginnaaw ba ñu la nuyoo dalal la nga defal ñu le point de situation foofule ci gox ba nga jiite muy Wakaam. waaw jërëjëf xam nga Wakaam moom ñu ngi toll ci fanweeri cas ak ñaar yi am na ba démb fukk ak juróom-benn yoo xam ne wér nañu mu des ñu fukk ak juróom-benn jotaguma situation bu tey bi yaakaar naa ne dina amaat ay yeneen nit yoo xamante ne yu wér la yàlla mu ngi ñuy dimbali aussi depuis presque une semaine a ngi nii amaataguñu beneen cas ba léegi may leeral aussi ne amuñu cas communautaire amagul à Wakaam donc booy xool situation bi fi ñu toll foofu la. Très bien alors cas communautaire amagul waral na am na matukaay yoo xamante ni jëloon ngeen ko gën ko renforcer ana lan moo doonoon seen taxawaay ci bi turu jàngoro ji jibee ba bi muy dugg ci réew mi ba fi ñu toll. waaw xam nga ñun moom xaaruñu woon bi jàngoro bi jubee rek dañu commencé jël suñu matuwaay ndax doon nañ ko suivre sur le plan international waaw si la ñu profité rek fexe ba commencé def lavage de mains yi. commencé tëj suñu marché yi à partir de 16h commencé def sensibilisation bi parce que boobu ñu bëri xamaguñu woon doomu jàngoro bi commencé it fagaru pour am ñoo xam ne bu leen dalee rek dina am foo xam ne foofu lañ leen yóbbu isolé leen fagaru aussi par rapport ak suñu budget pour mën a def face ak jàngoro bi mais yàlla dafa def jàngoro bi jékki-jékki rek explosé à Wakaam ñu jóge ci juróom-ñeent dem ci fanweer ci biir fanweer yooyu nag mu amaat tamit ñaar yoo xam ne ay ñu isolé woon la après ñu yóbboon isolement ñu bokk ci mooy ñi ñuy wax contact yi ñooñu yàlla def mu am ci ñaar mu yóbbuñu ci fanweer ak ñaar loolu bi mu amee ñu ne kon nañ profité tëj marché pour gën ko defaraat pour gën ko désinfecté donte désinfecté woon nañ marché ba Wakaam yépp ñu ne aussi bi ñuy tijji suñu marché yépp bi leen di tijjiwaat ñu ne ñun mairie bi ñooy defar ay masque bu ñu defaree masque yi képp koo xam ne da ngay jaay da ngay takk masque bi ñun ñoo lay jox masque te loolu port de masque bi dafay doon lu obligatoire yamuñu ci loolu mais ñu ngi defar ay masque ñu fixé objectif fi la une semaine pour mën a confectionner ak suñu tailleur yi 300 000 masques ak donateurs yi pour que bu ñu paree ci loolu port de masque bi dafay doon port de masque obligatoire ndax tey lavage de mains yi quartier booy dugg devenir na obligatoire fooy dugg da ngay raxas sa loxo yi doog a dugg ci quartier bi donc lenn moo ñu xaw a dese mooy masques yi wax ne masques yi bu amee 300 000 masques chaque Wakaam mois dina mën a am 3 masques bu amee 3 masques port de masque bi maintenant dafay devenir obligatoire fii si biir Wakaam. alors avant jàngoro ji di dugg biir Wakaam jëloon ngeen ay matukaay bi mu duggee Wakaam daal di jékki-jékki rek jéggi dayoo foofule ca gox ba ndax jamono yooyu am nga leen am njàngat pour xool faay bi fan la nekkoon est-ce que identifié jotoon ngeen ko identifié parce que malgré jëloon ngeen les devants teewul daal dinay wasaaroo ca gox ba. waaw xam nga booy xool Wakaam amoon na ay cas te kenn waxu ko parce que amoon na juróom-ñeenti cas mooy si yi ñuy wax cas importé yi mais juróom-ñeenti contact yooyu yàlla dafa defoon si cité résidentielle yi ñoo xam ne duñ dem amuñu dugg ak génn donc wàlluñu ba ñooñu mu stable si diggante bi mu am nag beneen cas importé boo xam ne boobu moo explosé les cas ndax moom ci cité yi la sax mais dafa terewul dafa xaw a doon cité boo xamante ne nit yi dañuy dugganteex génnante moom rek ci biir këram walla na juróom-ñaari nit juróom-ñaar yooyu walla juróom-ñaar nit ñu xaw a tasaaroo tuuti ci biir walla fukki nit ak benn ñu xaw a tasaaroo ci biir Wakaam loolu moo tax bi ñu defee xayma bi mu doon ñaar fukki nit ak juróom-ñett ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu ñu def seen contact yépp bi ñu defee contact yi ñu jël ci lu mat téeméeri doomu aadama yóbbu bi yóbboo téeméeri doomu aadama yi lu ko mat mu amaat ci yeneen ñoo xam ne ñooñu jàngoro bi dafa feeñaat ci ñoom ba ñu egg ci fanweer ak ñaar mais loolu xam nga benn nit rek ñu am loolu malchance laa ko mën a tudde moo def
contamination boobu lépp loolu te cas importé la donc du loo xam ne ñun suñu dispositif moo am fay koo xam ne dafa indaare jàngoro bi la walla ko waa këram génn walla ko ñeneen mais taxul dañu renforcer parce que bi loolu amee dama ne ñun suñu village traditionnel bi ñun xam nga jàngoro xajul si village traditionnel bi parce que ni ñu dëkke la moo tax ñu def ay barrières contre la maladie def vraiment lavage de mains bi renforcer systématiquement sensibilisation bi monter conseil communal bi monter conseil de quartier yi ñooy gérer lavage de mains yi ñooy gérer aussi sensibilisation bi ci biir quartier yi nit ñi xam lan mooy jàngoro bi réellement parce que buñ ko xamee dinañ ko mën a moytu may gërëm aussi waa Wakam par rapport ak loolu surtout ci village traditionnel bi ñoom l'application booy xool c'est presque à 100%. xamante ne ñoom am na ñun non seulement dispositif yi ñu leen jox pour lavage de mains mais ñoom defar nañ yeneen dispositif am na ci quartier yoo xamante ne boo demee fu mel ni Touba Wakam jeunes yi ma leen di remercier dañu defar seeni dispositif buntu kër boo dem tey biir Touba Wakam ñoom ñoo la tegal foofu sa raxasukaayu loxo yi nga xam ne ñun dañuy wër rek di joxe dispositif de lavage de mains bi port de masque bi aussi bien que généraliser guñu ko mais tailleur yaa ngi defar di maye ñun ñu ngi defar aussi te marché bi distribuer nañ ñëpp donc du fay mais loo xam ne lu mënul woon a ñàkk la cas importé bu contacté ay nit bu fekkoon nag si ñun la fekk du cas importé mu doon contact bu ko jëlee feneen mën nañ yaakaar ne peut-être que foofu am na tuuti fay. way ci wàllu couvre-feu bi rawatina ci village traditionnel bi est-ce que foofule respecté nañu ko ni mu waree ndax bitig yi ñu ngi tëj ci waxtu ndax xale yi ñu ngi dugg seeni kër ci jamonoy couvre-feu bi. waaw mais xam nga du à 100% mën naa wax à 95% mais man damay faral di génn di xool bu 8 heures di pare jot ba 8 heures et demi da ngay gis ne nit yi ñu ngi ñenn ñaa ngi daw di dogg a duggi seen kër yi oto yi ñu ngi daw et cetera loolu moom foofu ci aspect boobu respecté wuñu ko am na tamit ñuy làqu di jaay man am na ci yoo xam ne maay dem ci guddi gi lu ma ci yëg ba heure bi jotee damay dem ànd ak sama équipe yi ñu dindi ko donc cela veut dire que ba léegi am na ñoo xam ne respecté wuñu kii bi ma leen di lancé waat appel waa Wakam di lay wax jàngoro bi xaju fi donc nañu respecter vraiment les dispositions yi nga xam ne moom la état bi jël. est-ce que kon yaakaar nga ni say administré jël nañ vraiment conscience ci dangerosité jàngoro ji est-ce que xamal nañ leen tiggi ak feebar bi. waaw am na ñu ko xam mais am na ñu ko xamul te c'est malheureux man am na ñoo xam ne presque bés bu ne ay mukallaf bés bu ne man maa leen di fekk ci seen grand place ne leen jox leen man ramasse naa banc yu mbedd yi ramasse naa lu man nit mën a toog ci mbedd mi ku toog sax damay ñëw nangu banc bi seen banc wu grand place yóbbu ko mais ce qui est malheureux mooy ñi koy def ay mukallaf lañ bàyyi seen biir kër xam nga ne ñooñu talu ñoo xool seen njabootu ñooñu ñooy taxawaalu aussi ci mbedd mi beneen bi mooy am na jaaykat yoo xam ne dañu dëgër bopp da ngay nangu marchandise yi da ngay nangu lépp mais du tere ñoom ñooy indi embouteillage bi fii ñooy indi rassemblement yi ak yooyu loolu moom c'est une minorité te du sax ci biir village traditionnel bi booy xool ce sont les grandes artères lu mel ni tali Jaraaf Jibril Gueye mooy ex tali américain ak tali bi jëm ci marché jàmmalaay bi foofu foofu mooy fu ñu gën a sonal ak fu ñuy boorukaay fil cité avion yooyu daal ñooñu sonal mais bu dul loolu te ñi koy def ñu ci ëpp ay irresponsables lañ soit c'est des pères de famille irresponsables soit c'est des jeunes yoo xam ne ils n'ont pas encore compris te xamuñu ne jàngoro bi baalul kenn yow bu fekkente ne am nga ko même bu fekkee da nga ne jeune nga mënalu la dara mais boo ko amee di nga wàll say wéjur di nga wàll sa seen kër yëpp te comme ni ma koy faral di wax jàngoro bi ku mu dal bés bi mu la dalee rek la ci compétence commune bi jeex pour mu leer ci ñoom ku mu dal dañ lay sippi ci sa biir njaboot yaa ñi nga nekkal contact yëpp yóbbu leen loolu affaire état la te ku ko am foofu ngay ne boo wéree dellu si boo wérul tamit noonu lañ lay jaar rek yóbbu la denc la donc du ay caaxaan te nit war na rus jël jàngoro bi di ko dugal sa biir kër bu la rayul yow sax mu fekk am na sa kër koo xamante ne
feebar bi mënal naka dara ray ka mbaa mu sonal ko loolu ku nekk na nga si jël conscience. may waxaat si njaay yi nekk si mbedd mi gën a dëgër bopp boo waxee ñu ne dépense laay ut feebar bi mag la gën a mën a sonal ko ndaw ñi nga xam ne ñoom ñooñu seeni wéjur lañ nañ leen téye te xam ne nit fu mu nekk ren ba déwén rek dina fa lekk ren ba déwén waaye koo wax mu naa aw ma lu ma lekk jàngoro feebar la ñuy wax feebar waxaguñu lekk ku laa ne naam nga ne fa bu la jàngoro bi yóbboo doota la lekk bu fekkee loo doon dajale keneen moo koy lekk yow dootoo ko lekk donc loolu moom il faut que ma wax leen que am na ñoo xam ne minorité lañ ñoo nar a indi danger fii si biir Ouakam. alors monsieur le maire est-ce que mën nañ jàpp ne jamono ji da nga ñàkk pexe est-ce que maîtriser nga ni nga ko bëggee woon tolluwaayu fàggu gi foofu la ca Ouakam est-ce que dépassé wu la en réalité. non du ma ne dépassé na ma parce que wax fa de nee naa la 95% de la population. mais gis nga les plus grandes puissances sax da ngay gis ñoo xam ne du ñu respecter la réglementation. oui loolu moom mais man moom bu fii ma jëm fii ñu jëm ñun bu ñu demee ci port de masque obligatoire yi. su fekkee changé wu ñu je vais demander à l'État ñu confiner ñu. bu ko defee ñun au moins ñu nekk à l'abri parce que xamuñu ne jàngoro bi plus muy perdurer plus suñu économie di gën a sonn muy économie nationale bi comme économie locale bi te yooyu bu doxul doo mën a régler problème mu doomu aadama yi. c'est au-delà même de l'épidémie donc ñun ñi soit ñu toog ñu normal tooguñu ñu confiner ñu bu ñu confiner 15 jours au moins dinañ xam ñi am cas bi ak ñi nga xam ne amuñu cas bi comme tamit may wax ñëpp ne bu ñu amee port de masque yi bu ñu defaree 300 000 masques yi ba joxe ko port bi ce sera obligatoire ku fiy dugg tamit ñuy wax ne ku fiy dugg boo takkul sa masque doo fi dugg parce que foofu lañ toll ñun xam nañ li ñu daj bi ñu cas yi excès fii ak lu ñu def ba cas yi bañati di fi ñëw on nous a stigmatisé il y a tout cela donc ñu ngi xeex pour que dootul amati cas bu ñu amee tamit buñ paree du ñu nangu kenn di fi indi benn cas force de l'ordre yi def nañ lépp dinaa demander ñu defal ñu renfort bu doy ñi nga xam ne nangu ñu jaar ci yoon ñu teg leen ci yoon parce que xam nga civil moom daanaka du règle civil il faut que force de l'ordre yi ñu gën leen jox ay jumtukaay gën leen jàppale bien que ñu ngi ñuy jàppale bu baax mais ñu defal leen renfort jox leen ay moyens yu doy pour que ñu appliquer tout ce que la loi a dit. oui mais monsieur le maire balaa ma lay bàyyi pour ñu joxantewaat daje ci ñaareelu xaaj bi foofu la à Ouakam lan nga jàpp ne moo waral ba tey mu am ay résistance alors que gis nañu ne jàngoro ji samp na fa lan moo ko waral est-ce que absence d'autorité est-ce que insouciance est-ce que dañu xamul rek tout simplement. mën naa wax Ouakam si ñuy gën a respecter dispositions yi Sénégal lañ waaye dégguloo ma ne la 95% fu mu am kañ ñu ko respecté peut-être 5% ñoo respecté wul ces 5% ce sont les mêmes soit ay jeunes yoo xam ne ils sont inconscients soit ay pères de famille yoo xam ne ils sont inconscients am na ñoo xam ne xam naa leen te bu ñu continuer damay tudd seen tur yi di la wax yéen chaque jour yéen laay fekk fa xam nga Ouakam arrêté nañ transport clando yi. xam nga Ouakam 16h ñu tëj suñu marché yi xam nga Ouakam dimanche amatul marché donc toutes les mesures yu ñu jël les gens l'ont respecté te du ma la waxee marché ak les grandes artères yëpp 16h Ouakam man maa dindi gargote yëpp maa dindi jaay yi si mbedd yi suñu nit yi ñu ngi circulation mais mënuloo nag parce que yoon waxul ne confinement kon mënuloo leen imposer ne leen duggaleen seen biir kër yi. loo man rek boo leen fekkee rassemblement ban bi comme mbedd mi ñun ñoo koy gérer. occupation de la voie publique la nga nangu ban yi ak yooyu dugal sa oto dem yóbbu fourrière mais mënoo wax impérativement ne nit yi duggaleen seen biir kër yi ndax nekkuñu confinement dañu nekk couvre-feu te couvre-feu bi 20 heures lay commencer mais ñoom ñoo war a am conscience xam ne te li si gën a metti mooy da ngay gis ñoo xam ne du ñu respecter sax les distances de sécurité foofu la ñuy dankali da ngay jékki-jékki gis gargote yoo xam ne yow doo xamoo am fii am na gargote nga gis nit yi fi ñuy lekke setul ba pare gargote yi dañ ciy dankali ko yooyu gargote aussi buñ ci gis dañ koy tëj. oui alors monsieur le maire je pense que j'ai même un peu truqué mais li ma la bëggoon laaj mooy est-ce que tey jii boo amoon dogal bi di nga confiner sa commune boo amoon dogal bi tey dëggantaan Ndiaye. boo amoon tey ñu confiner leen tey bu amul te normaluñu man naa jël arrêté confiner dëkk bi léegi nag li ci des c'est la responsabilité de l'État. dinaa jël arrêté ne dëkk bi dañ leen di confiner dinaa demander état mu jox ma ay renfort
ñu confiner ñu dañuy normal ñu dox normal lu ñu damay wax dañ ñu confiner ndax xoolal fanweeri kaara ñaar fan la am ci Sénégal waaw léegi ñun ñi bëgg a comporter wu comme si de rien n'était soit ils sont normal ñu kii su dul normal lu moi c'est moi qui vais demander à ce que ñu confiner ñu je prendrai un arrêté nañ ñu confiner ba nit yi ñu normal ba ñu nekk cas zéro yemoo ñu jël matuwaay ñun ñu ngi jël nañ matuwaay yi si dund bi pour jox ko nit yi jël nañ yëpp matuwaay bu ñu confiné woon tey tamit dinañ mën a jox nit yi lu ñu lekk temps wu 15 jours yi passé ñu doog a génnewaat nit yi si confinement bi donc il faut que les gens soient très conscients bugguma stigmatiser ay xeet wala mais xam nañ ñi nga xamante ne ñoo koy def mais bugguma di tudd naa xeet bii la wala xeet bii wala xeet bële la mais dañoo ñu sonal ak seen jaay ci mbedd yi foo nangu bu subaa ñu ñëw indi feneen et cetera et cetera. jërëjëf donc loolu mooy problème bi. jërëjëf monsieur le maire daañu dellusiwaat ak yow léegi sama bàcc si ñaareelu xaaju émission bi ànd xeex coronavirus ngir gën a yaatal gën a xamee ak gox boobu la di gox bu Wakam alors professeur boo dégloo maire bi sama bàcc li Wakam problème la wala Wakam dafa am problème. Wakam les deux problème la parce que ni mu koy waxee da ngay sentir benn cri du cœur. maanaam dafa am na xaru xol parce que non seulement ci Sénégal yi ci communes yi en tout cas dégguma fu ñu lim bu toll nii muy fanweer ak ñaaru cas. mais ba léegi moom mu ngi seetlu ñoo xam ne. bu ñu ko mënee waxee loolu dañoo dëgër bopp. maanaam nee na tey dañuy lal fi ñu ñëw jëlee leen fa ñu dem lal fële ñii ñu ngi ci grand place yi boo leen fa jëlee bu ñu yeewoo dellu si waat. mu ngi mel ni daal wax dëgg yàlla am na lu ko metti ndaxte moom am na tiit am na njaxaare de façon responsable d'ailleurs. parce que moom mooy le premier édile de la ville. kon boo ko seetloo wax dëgg yàlla Wakam am na problème mais Wakam également problème la boo ko méngalee ak yeneen gox li am na problème ndaxte am na pàcc donte bariwul parce que 95% la wax mais ñoo xam ne seen jëfin seen comportement xaw na doy waar ba jural ko tiitaange mu ragal wàllante bi suñu biir gën a law foofu. très bien kon du ñàkk bu ñu dellusiwaatee léegi bu amee lenn lu mu si bëgg leeral it dina mën a ne waaye dañu dem ni ma leen ko waxee woon sànq ci tugal ndax kat booy xool dañuy wax diaspora maanaam ñi sanca fële ca bitim réew waaye dafa am ñu sanca bitim réew am beneen xeetu diaspora bu bees moo ñu demoon bitim réew frontières yi tëju ci seen ginnaaw ñu profité aussi yëgal leen ne jëwriñ ji ñu ko dénk jël na dogal daal di prolonger tëjtal gi ndax dafay dem ba njeextalu weeru mai 31 mai léegi la ñu koy tëjji kon dañ ko proroger eh bien ñooñu nga xamante ne dañu demoon soit vacances soit liggéeyi faf tëju foofu ñooñu it am nañu joote foofule bokk na si ñoom Ibrahima Mbaye moom mu ngi bokk sax fii ci association DRH yu Sénégal mu nga ca tugal te it loolu moo ko fa téye li ñu tëj frontières yi ñu fekk ko waxtaan ak moom xool ana xëy na nan lañ ko mën a waxtaanee ba mu am lu leen ci mën a dëfal parce que saafara si bu fekkente ne moom mooy ñibbise xam naa ni ce sera au-delà du 31 mai bu soobee suñu borom Ibrahima Mbaye salaamaaleykum. maa ngi lay nuyu. alors Mbaye yéen a ngi tugal dellusiwaat rek ci tënk naa ko ci li leen fa téye circonstances yi ngeen fa toogee ak ni ngeen fa nekkee jamono ji. waaw Khalifa jërëjëf man maa ngi Paris depuis le 14 septembre le 14 mars ici le 28 mars mais man bi mu egsee le dimanche 14 2 jours après je me suis rendu compte que confinement dañ ko def à Paris ba pare Sénégal aussi ferme ay frontières am le 17 bi ma paree sama rendez-vous yi ma amoon fii ba bëgg a ñibbi nag léegi par tagga témbe fii mënuñoo def mënuñoo dégg te xam nga fii y a confinement total waaw boobu lii daal yàgg témb toog de xaar def nañ façon de marché bu nekk mais nag c'est toujours le statu quo. alors ku nekk xam na ni boo amee séjour booy def tugal bu amee ab diir boobule bu weesoo xëy na am na yu bari yoo fàgg woon daanaka dafay faf naxsaay ana fi mu nekk ni yan alternative ngeen di dundee foofule ci tugal nan ngeen toogee en sachant que diir bi ngeen diggoon ngir toog fa weesu na jamono ji bay wëy. waaw diir bi weesu na presque li bu mat boobu leen ñu toog di xaar jëm nañ def ay démarches là mais chaque fois bu ñu waxee dañuy wax ñoom dañu am benn solution et que ñoom ñi ngi déglu nguuru Sénégal pour ñu wax ne exactement lu lañu def mais man li ñu ci jaaxal mooy boobu léegi ñu ngi ñëw
muy Air Sénégal muy Air France mais même mooy dañuy ne ay citoyens français yoo xam ne dañuy ñibbi si mais bu ñuy dellu dañuy yóbbu à vue loolu ñu mënu comprendre na xam naa nag Sénégal dañu ko permettre seen frontières aériennes parce que cas moytu mais nous on n'explique pas ñu indi ñu pour des vols spéciaux ñu ñëwee ñu confiné ñu bu période d'incubation bi jigee ku feebar ñu faj la ku feebar ñu bàyyi la jibi sa kër dem sa wetu njaboot wala dem jël liggéey tous ceux qui ont ici sont malades des gens qui sont sains. bon bi conditions yi nga xamante ni moom ngeen di vivre foofu si ñaata ngeen toll ci ab lim ak est-ce que da ngeen am assistance su autorité consulaire yi nekk foofu wala yéen a ngi taaba. non dañuy taaba rek kenn ku nekk yaa ngi jéem a jël sa bopp en charge ñenn ñi mun amatuñu sax prise en charge peut-être dañ nekkoon ci hôtel ñu ngi jéem a dem ci seen mbokk yi dem nekk dans un cadre familial parce que confinement bi dafay métti yow kese boo nekkee amoo koy waxal gisuloo kenn gisuloo famille li nga mën def mooy toujours nekk ci téléphone bi nekk ci audio yi nekk ci WhatsApp bi rek di passer le temps amoo leen looy def vraiment tàggate bu métti la te day voyage yoo xam ne sax amoo ne app bi kañ la da ngay toog di xaar munoo wax ne tey la munoo wax ne suba la ba ñu dégg aussi ne tëjaat dañu frontières yi jusqu'au 31 mai vous voyez que ce que cela fait c'est extrêmement difficile pour nous. Est-ce que wax ngeen si ak autorité consulaire yi nekk foofu ca Paris. mais consul bi wax na ak moom démb rek woon na ma parce que dama ko ko jot donc mujj di fu nekk ma jaar fa pour mën a am contact am mujj gi ma waxee moom message jox ko samay coordonnées bu ko defee moom dina jéem a xaar autorité sénégalaise yi ñu ko wax rek moom mu seet lan lañ ci appliqué mais ce que je n'ai pas comme benn initiative boo xam ne ñoom dina ko jëm a jël dañuy toog di dégloo rek parce que ñoom dañ fi nekk fi sénégalais yi mais nañ def ay proposition état sénégalais bu ko defee état sénégalais yi ñoom dinañ leen wax mais bu ñu toogee nii ñun tàggatame benn solution amul dañ di jeex on ne peut pas rester indéfiniment à l'extérieur nous sommes des non-résidents. ñaata ngeen foofu ak ndax yéen a ngi gis hôtel yi wala dafa am ñu dem si seen i mbokk. mais ñi ci bëri dañoo génn hôtel dem seen i mbokk parce que mënuñu ko parce que parfois ce n'est pas ay frais d'hôtel yooyu fay sax mais yow nga nekk ci benn chambre d'hôtel entre quatre bi bloc da ngay jéem a dem mbokk nga dem dugg nekk ci benn cadre familial boo xam ne sax da mën a taxaw nga mën a épargne xaw a fàtte léegi sa wétaay bi nga nekk parce que fii le confinement est total amuloo droit a génn boo génnee c'est ay amende yu forte ñoo la ciy fekk leen lañ la permettre nga dem defi sport dans un rayon d'1 kilomètre pendant 1 heure denrées alimentaires ak pour des zones médicales sinon le confinement il est total. d'accord mais Mbaye yéen ñoom ñoo leen a jox ngeen lekk wala. non man pour jël sama cas ma dama mujj aux famille pour mën a gën a épargner parce que je ne pouvais pas rester dans un hôtel entre quatre murs j'ai préféré ñëw ci benn samay famille ñoo xam mun nekk ak ñoom au moins mu xaw atelier charge bi xam ne charge émotive la charge boo xam ne yow kese da ngay toog wéet parce que loolu moo doon solution. très bien alors eh bien ñi ngeen bàyyi fii moo xam seen bërëb liggéeykaay wala seen njaboot gi xam ne ñeen a ngi jokkoo ak ñoom mais seen bërëb liggéeykaay par exemple nan la demee ci situation bi. situation bi ma communiqué parce que man depuis lors waroon naa reprendre sama liggéey parce que bi ma ñëwee le 28 laa ji la waroon jeexal muy dimanche le lundi waroon naa xëy boobu léegi maa ngi fii tagga tembe mënuma dem mënuma dikk ak yeneen responsabilités yoo xam ne am naa ko au niveau national parce que moi j'ai une association boo xam ne c'est les directeurs des ressources humaines du Sénégal et moi j'en suis le président beaucoup de projets yoo xam ne war nañu ko def foofu yooyu yëpp dañu mujj di xaar amul benn solution boo xam ne ñu ngi koy jéem a trouver. très bien bon jaboot yaa ngi fi soxla yaa ngi fi ba tey dernière question est-ce que ñi nekk foofu ci li nga xam te weer dee fekk leen fa ndax fayeku nañ ci bërëb ñuy liggéeyee.
am na ñu ma ci jox am na ñu ma ci jokkool am na ci koo xam ne mi ngi États-Unis moom dafa ne ma moom salaire am fayuñu ko parce que da nga war a rejoindre sa poste de travail ma ne ko un poste de travail mënoo ko rejoindre alors que amuloo benn moyen boo xam ne pour ñëw si def sa liggéey déjà l'arrêté du ministre qui fait foi que dañoo tëj frontière déjà kooku ça peut servir de motif parce que amul benn moyen boo xam ne war nga mën a jógee fi nga nekk pour ñibbi si avion amul aéroport yi tëj nañ leen comme on dit à l'impossible nul n'est tenu. Très bien alors waaw ñu bàyyi la parce que li nga mujj a wax nii sax dafa am solo maanaam professeur dégg nga ku mu téye fële ku situation bi téye sa bërëbu liggéeykaay fayu la. Je pense que loolu doy na waar dinañ si waxaat léegi mais du coup dama ne woon c'est la dernière question mais là c'est vraiment la dernière bu fekkente ni xëy na waxaatoo fi leneen lu gën a garaaw loolu est-ce que am na benn message wala benn appel bu ngeen bëgg a yot nguur gu Sénégal directement comme autorité consulaire ba tey yëngooguñu. le message bi may lancé mooy volu Air France ñu continué di ñëw ba léegi te mënuñu comprendre ay vol di jógee fii di dem à vide alors que ñun dañoo jëndoon billet man par exemple Air France laa ñëwee woon di ñëw à vide di jël say citoyens français ñu toog fii di xaar mais li wax mooy je lance un message c'est un cri du cœur dañu indi ñu ñibbisi bu ñu ñëwee ñu mettre ñu en quarantaine confiné ñu France ba tey bu période d'incubation bi jeexee oui ñu jëm ñu ko alors Mbaye bu fekkente ne ni Air France mu ngi ñëw ba tey di indi ay français ça veut dire que ñi doomi France yi nekk Sénégal te bëgg ñibbi tugal ñu leen yombalal avion bu leen di jële fii di leen yóbbu Sénégal avion boobu moom mooy dellu siwaat du yàpp kenn parce que dafay jël siwaat yeneen français yu fi nekk te yittewoo delluwaat seenam réew c'est bien ça. Voilà exactement c'est bien cela. Il y a un avion boo xam ne démb man j'avais le programme d'Air France démb beneen war a ñëw am na beneen boo xam ne le 25 war naa ñëw jógee wala le 24 la fi war a jógee le 25 mu jóge waat Sénégal parce que kooku nee na moom mi ngi biyam ba pare sax ba war a ñibbi si parce que citoyen sénégalais résident français. jërëjëf Mbaye ñu ngi lay gërëm di la sant Ibrahima Mbaye mu ngi bokk Sénégal yi takk foofu. ñu ngi ko déggee waaye tamit am na fi ndomba tànk ndax moom mooy jiite association bi boot DRH yi fii ci réewum Sénégal. ñaari aspect professeur yi ñu si mën a relever mooy benn bi mooy ñi nga xamante ne ni xëy na mbir mi leen téye mais fayuñu leen. loolu dafay sax xaw waroo ak li président jël dogal ne bu ko daax kenn. absolument beneen bi mooy li fi roppalaan di bàyyeekoo di fa dem di oññeeku du yàpp kenn parce que roppalaan bi doomi réew ma lay yóbbu. waaye ñoom mënuñoo dellusee fii ci réewum Sénégal. waaw yan jàngat lañ si mën a def. jàngat bu njëkk bi boo xam nga affaire roplaan boobu nga xam ne Air France ko moom te muy jël ci citoyen français yi. loolu ñun mënuñ leen reprocher dara. question de souveraineté la bu ko neexee dem ñëwaat bu ko neexee dem ñëwaat moom moo xam. te du yëpp kenn léegi kay li ñuy ñaan kay mooy de la même manière ñi nga xam ne ñu ngi ci cas boobu ku nekk xam na ban date lañ fa dugg. xam na ne diir bi la seen mission war na jeex. ku mel ni moom am ay responsabilité nekk fonctionnaire agent de l'État war nañ xool nu ñu leen yombalalee ñoom ñu mën a daal di ñibbisi. beneen bi ni nga ko waxee loolu moom darul yoon parce que wax dëgg yàlla dina ma jaaxal xam naa ne ba moytuwul dafay nekk ay contrats spéciaux. waaye bu fekkee fonction publique wala privé formel bi ñu xam. dina xaw a doy waar mu am benn société bu ne man du ma fay salaire. te nga xam ne kii nga xam ne moom ngay bañ a fay salaire am fa mu nekk du coobareem àddunaa ko fa tënk situation moo ko bett tënk ko fa. kon nag xanaa dañ leen di masawu rek. appelam bi ñu relayé ko autorités yi ñii nga xam ne dañoo demoon pour liggéey rawatina bu ñu nekkee ay fonctionnaire nga xam ne état bi xam na leen xam na ne app sangam lañ fi jógee diir sangam parce que boo gisee may def précision yi boo sénégalais boo moytul boo ubbee brèche bi di nga gis ñoo xam ne dañoo demoon ci yeneen anam bugg ci profito pour dellu si waaye catégorie boobu nga xam ne répertorié nañu xam nañ jat bi ñu fay dugg kii bi dafa leen faa bett yomb naa xam waaw yomb naa xam war nañ leen mën a dimbale ñu dellu seen njaboot parce que ni ma la ko waxee non seulement confinement bi c'est vrai que protection physique la mais dama la ne c'est une agression psychique dégg nga ko moom ci waxu mu ne dafa mujj génn ci hôtel ba mu nekkoon pas peut-être que dafa mënta fay xëy na tam loolu sax dina métti ci poosam mais Khalifa dafa métti psychologiquement mën ngaa dof complètement nga jékki-jékki coupé du monde tëju bàyyi woon sa njaboot faggu woon préparé woon ci sa poos ak ci sa xel nga nekk ci benn hôtel boo xam ne ci aw réew moo xam ne xam nga fa kenn mën na sax dof loo nit kon nag wax dëgg yàlla ñu ñaan nguur gi rek mu déglu leen déglu seen jooy dimbale leen defal leen vol spécial mu dem jël leen
leen indi leen ndax xam naa ne waruñoo bari lool boo leen dajalee fépp buñ ñëwee ñu jël matuwaay yi ñu jël rek maanaam confiné leen denc leen ba diir bi docteur teg fukki fan ak ñeent wala fukk ak juróom après bu ñu yorul doomu jàngara bi ñu dellu loolu yaakaar naa nguur gi war na ko mën a def parce que bu fekkente ni avion demul avion dikkul am na cargo yoo xamante ni ñu ngi indi ba tey ñi nga xamante ni ñooy exception mais ñi faatu te faatuwuñu ci jàngoro ji ñooñu seeni néew dañ kaa delloosi waaw bu dee mën nañoo delloosi ab néew ku am gàllankoor gu ni mel rawatina mu nekkoon ci service yor ay responsabilité tigi nga xam ne liggéey baa ngi sooxee ndax nekku fi jeex na alors Italie professeur ñoom am nañ joote dinañ si ànd léegi ak Ndiouga Mbow moom mu ngi nekk foofu la ca Italie gis xam ngeen ni mu ràññee ko ci jàngoro ji ak dégâts yi nga xamante ni def na ko fa demoon nañ fa ñaari yoon li tax ñu fay demaat tey parce que dafa am lu bees ba ñoom ñu bind këyit ngir di si yëglu ci la nga xamante ni xëy na méngawul ak lu ñu jàpp ne moom mooy dëgg Ndiouga Mbow salaamaaleykum. Aliou nuyu asalaamaaleykum. alors Ndiouga balaa ñuy démarrer ci situation bi foofu par rapport ak ñi fa nekk am na këyit goo xamante ni siwal ngeen ko ndax mën nañ dellu si ci li ko sabab. waaw Khalifa ñu ngi lay nuyu di nuyu professeur Sanga di nuyu maire di nuyu aussi monsieur Mbaye moomu di ko massawu coono waaw di revenir rek li nga xam ne moom moo tax kayit gi nag li ko tax a jóg lu simple la Khalifa parce que gis nañ ni le 9 le ministre bi nga xam ne moo ñu yor ministre chargé des affaires étrangères génne benn communiqué ne képp koo xam ne ni génn nga ci àdduna ci feebar bi du mën nañ laa denc fii duñu indi Sénégal ñun loolu indil ñu problème parce que en tant que ay nit ñoo xam ni Sénégal lañ xam te yërmandi rek lañ bëgg a dawal ñu loolu mënul nekk moo tax position bind koy tey génne ko ci benn benn plateforme bu ñu créé pour demander gouvernement bi kat ci décision yi parce que décision yi daf ko basé woon ci ñaari aspect la avis bi nga xam exemple OMS wax na ko ak li nga xam ni expert yi wax ñun aussi avant ñuy def dara def nañ ay gëstu ba xam ni loolu mën naa nekk moo tax tey ñu njëkk premier communiqué pour wax loolu daal moo tax ñu génne kayit boobu Khalifa. très bien léegi ci tënk rek càkkutéef gi lu mu doon précisément ci tënk. waaw ñun dañoo nekkoon fii nekk Italie di fi dund très longtemps yàlla def képp fi mos a génn àdduna daayira fi nekk muy daayira Serigne Touba di daayira Alhaji Malick di daayira Laayeen yi di association yi di ñëpp di église bi di gën daan cotiser di fexe ba nit ñi di ñëw état mosu ci def dara mais ñu toog à notre grande surprise tey lii xew ñu xam dëgg la état bi jël décision mais képp koo xam ne par exemple génn nga àdduna ci coronavirus bi du mënuñu parce que terminé ñoom loolu lañu wax mais ñun ñu dem ci ñi nga xam ne expert lañu laaj leen ñu ni ñu ni ñuy préparer corps yi amul benn possibilité pour bu yegsee Sénégal ma rappelé la aussi que yi fi dee ci yu gën a àdduna ci loolu dañ leen a enterré kon ñooñu bu fekkoon par exemple dañuy contaminé tubaab dañuy jox autorisation pour ñu enterrer leen léegi nag ñun nag li ñu wax daal bi ñaani ñu ko dara musu transport pour benn corps musu jox pour dara mais ñun li nga xam ne ko mooy ñëw di fi yàlla tere nit benn fi àdduna delloo si ko Sénégal mu nekk ci wetam nekk ci yërmande ñu ñaanal ko loolu la ñu bëgg état bi dellu ci wat gannaaw mooy décision boobu mu jëloon xeexuñu nag xulóowuñu mais dañuy ñaan parce que état mooy suñu état ñun ñëpp moo ñu yilif ñun ñëpp mais aussi mën nañ koo demander que ñun yërmande lañ bëgg koo dawal au moins nga xam ne nit ki bu génnee àdduna mën a nekk ci ay wetam mbokkam ñu koy ñaanal guddeeg bëccëg suba ngoon loolu daal mooy tënk kayit bi te ñu wax leen ni képp koo xam ni am na benn cas boo xam dafa jógee Sénégal ñëw extérieur mais ki jëlee cas Sénégal indi ko extérieur kay war naa mën a d'accord Sénégal jëlee cas foofu jëlee extérieur indi Sénégal
te loolu koo xam ne génn na àdduna te sécuriser nañu ko te tey jii ñuy wax ak yow jot nañu information que ñuy liggéeyee Malpensa nekk ci aéroport wax nañ ñu am na ay algériens am na ay nigériens am na yeneen xeet yoo xam ni ñu ngi génn àdduna ci coronavirus bi te ñu ngi leen di transporter di leen yóbbu ci dara amul benn problème amu ci looloo tax na ñun ñu créé suñu réew parce que ñun dañoo wuti rek quoi. Très bien. Alors Mbow dégg nañ baax li nga wax professeur je pense que c'est très 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 délicat mais li nga xamante ni moom mooy argument nguur gi mooy bañ a jël ay risques pour contamination bi am ci ay néew yoo xamante ni jóge nañ fa loolu je pense que def nañ ci dossier yu yaatu fii ci ITV interroger nañ ci ay borom xam-xam ci wàllug jàngu beeg ci wàllug lépp li nga xamante ne moom mooy diine te it li nga xamante ne leeral nañ ko ci mooy Imam Kanté wax na ko fi barka démb ci télé bi bu fekkente ne nii bakken bu dund teew na bakken bu faatu teew l'islam dafay privilégier bakken bi dund te je pense que décision bi nga xamante ni nguur gi jël na ko argument bi mooy bëgguñu jël ay risques waaw yéen la moo leen déranger ci loolu nga xamante ni wax nañu ko wala dafa leen a doyul est-ce que mën ngeen assumer lu mel noonu ñëw Sénégal mar d'Italie am yeneen contamination comme xamuñu lan moo ci mën a xew lu nekk mën na ci xew est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque Mbow. exemple bi ma la jox léegi nee naa la ay sénégalais génn nañ àdduna ci coronavirus bi dañ leen a denc. non je comprends bien ku nekk xam na ni xam nga sénégalais yi ki fi njëkk a faatu fii lañ ko denc fii ci Ndakaaru Pape Diouf fii lañ ko denc keneen beneen soxna si faatu également fii lañ ko denc ñi ko denc jël nañu seen ay matukaay ànd ak service d'hygiène ba denc loolu moom am na donc ça veut dire que ku coronavirus faat mën nañ laa denc ak matukaay yi ñoo jël fii ci réew mi donc effectivement li la expert yooyu wax sikk amu ci waaye xëy na nguur gi ne jëlee ko di ko dugal ci réew mi mën na am risque loolu laa lay wax ni xëy na ñoom it jàngat nañ ko seeni expert ba teg ko foofu parce que ñoom ay Sénégal lañ ci réew mi la ñu dëkk donc xam nañu ni mbir moomu toll rawatina ci ab jullit donc je pense que bu ñu jëlee dogal bi xëy na faire confiance mais li ma la bëgg a laaj rek pour ñu clore débat bi mu bañ a nekk kii wax xalaatam kii wax ba ca des mooy est-ce que pare ngeen pour jël tous les risques malgré li nga xamante ne nguur gi génne na ko comme appréhension comme motivation wala motivation bi doyu leen. Khalifa risque amu ci parce que bu ci risque amoon kon ñun du ñu jël responsabilité di entamer par exemple le processus ci lii ñu nekk parce que ñi laaj dañ ne risque bi. par exemple dafa minime par rapport ak li nga xam ne moom la parce que fi ñu leen di dugal déjà kees yi leen di dugal xam ne dañ koo defar ba mënul contaminer kenn parce que ñu aussi duñu wax ci Malifaro rek quoi dañuy wax rek parce que dañoo confronté ak experts yi laaj leen bañ expliquer ñu li nga xam ne wóor nañu risque mënu ci am ci risque mënoon am kon ñun dañuy kon ko jullit moom jullit rek la dañ toog fii loolu benn ñaareel bi aussi xam nga autorité buy wax dafa war a xam li muy wax parce que en Italie par exemple l'Italie l'a maîtrisé il y a plus de 7000 communes mais am na wax boo xam ne dinañ leen jëndal suuf ñu leen denc mais loolu wax dëgg yàlla kenn rafetlu ko Khalifa wax bu xaw a dis la quoi ñan lañ jëndal donc dinañ leen subventionné xaalis boo xam ni pour éventuellement ku fa génn àdduna ñu jàppale la nga jënd foofu suuf waaw pour ñu rob la foofu kon waaw mais ñun loolu ñaan ñu ko yàlla quand même loolu même bu nekkee lu ñu war a wax ci dafa diis daal ci ñun maanaam daal ñu daal li nga wax Khalifa oui c'est que en fait oui c'est experts yi ñu joxe Sénégalais dafa tax ay suufam seen préoccupation mooy tuumuranke wuñu fu ñu leen rob parce que noppi nañu ngir fayal leen fu ñu leen rob foofu ca Italie mais ñoom li ñu bëgg mooy ñu rob leen fii ci Sénégal waaw mu ngi si ligne bi waaw xam nga dañ koy masawu déjà moom sëñ bi Mbow préoccupation rek mën nañ ko comprendre xam nga ay jullit lañu te jullit dafa am ay anam yoo xam ne bu làqoon lañ ko war a dencee te itam da ngay dégg sax yenn saa yi ñu ne la mbir mi toll na foo xam ne gaañ yi dañ leen dajale sax
boole leen maanaam rob leen. am na ñoo xam ne sax nañ daan dañ leen di lakk ak yu demee noonu incinéré donc xam naa ne loolu lay ragal te loolu wax dëgg yàlla mën nañ ko concéder en tant que jullit waaye de l'autre côté également bu fekkee état bi moom jàng na càmbar na gis na ne am na xeetu lor bu ci mën a juddoo boo tax mu jël mesure boobu dañuy jéem a xool rek di ñuy waxee juste milieu bi pour xool nu ñuy régler problème bi mais question bu xaw a délicate la parce que moom ci boppam bi nga ko laajee ndax am na risque mu ne am na risque mais risque bu minime la kon nag d'un côté état bi mënoo ko boddi mënoo ko ŋàññi parce que moom dafay jéem a aar li nga xam ne moo di askan wi de l'autre côté également ñoom dañu ay jullit am anam yoo xam ne noonu la ñu war a defaree ba jébal leen seen borom kon muy mbir mu doy waar ñu war a toog rek waxtaan ba xool nan lañ koy war a mën a saafara waaye seen njàqare wax dëgg yàlla ñun dañ ciy solidaire parce que lu metti la lu tiis la lu doy waar la tigi alors Mbow Ndiouga Ndiouga je pense que bu ñu dégloo li nga wax déglu li professeur wax fi mu nekk nii li nga xamante ni xëy na moom moo fi des comme peut-être solution éventuellement mooy ngeen fexe xëy na nguur gi confronter seen expert ak seen expert yéen yi nekk foofu sa Italie xëy na dinañ trouver un compromis parce que l'essentiel mooy yéen amu leen yéene comme ni ko nguur gi di ragale ñëw indi fi ab néew bu wàll fii ay nit jàngoro ji amu leen yéene boobu ça c'est clair kenn warantew ko te nguur gi aussi amul yéene biir na empêcher ku juddub réew mi faatoo bitim réew ñu ne kenn du ko rob ci réew mi situation la je pense que bu ñu waxtaanee confronter expertise yi xëy na loolu mën na jur solution peut-être Mbow est-ce que di ngeen envisager waxtaan si ak consul yu nekk foofu pour xëy na ñu jéem a explorer piste boobu. waaw Khalifa consul yi am nañ documents yi ñu war a yor yëpp am nañ information yi ñu war a yor yëpp bu ñu ko bëggee mën nañ koo teg ci seen loxo ma préciser aussi sama pensée bu ma nee am na risque. waxuma ne am na risque ci jëlee ko fii indi ko foofu mais dafa am ay conditions yu ñu ko war a jëlee ci par exemple moom mooy par exemple kees gi dañ ko war a encadrer ba enterrer ko mais amul risque zéro la pour mu infecté. léegi nag risque bi li may wax risque moom mooy par exemple mu ñëw foofu ñu doon dañuy ubbi kees geeg loolu moom mooy risque bi mais bu ko état bi encadré risque zéro la loolu leer nañ loolu la ñuy wax. très bien jërëjëf Ndiouga Mbow kon xam naa ni comme ni ñu ko waxee rek bu ñu confronter expertise yi xëy na du ñàkk solution dina am professeur. waaw ñu waxtaan rek ñu waxtaan jàpp leen ay doomi réew mi lañ. donc warul am lenn loo xam ne waruñ ko mën a waxtaanee ba trouver ci ni ñu ko waxee ab solution. corona daal yàlla na dee rek. waaw corona yàlla na fi gaaw a jógee ci barke Rasulullah. alors ñu dem ci biir kër yi ni ñu ko baaxoo fekki fa ñenn ci suñuy ñooñ ci anam yi nga xam ne noonu la ñuy dundee couvre-feu bi ci jamono ji di dal. bu juróom-ñetti waxtu jotee ci guddi ba ci juróom-benn waxtu ci fajar gi. salaamaaleykum waa ITV maa ngi nuyu ñëpp man la madame Tall Ndeye Ndiaye maa ngi dëkk fii Kër Massar couvre-feu bi nag maa ngi koy rafetlu lool lu rafet la ndaxte tax na léegi xale yi dematuñ fenn am nañ temps pour toog waxtaan ak ñoom. danga naan wàcc doo gis ay njaboot yu góor xale yu góor yi ñuy dox bàyyi 21 heures léegi dematuñu fenn ñu ngi toog di waxtaan ak ñoom di leen yokk xamal seen diine di leen xamal seen bopp di leen xamal li nga xam ne mooy lu gën ci ñoom couvre-feu moo wax dëgg am na solo lool waaw. feebar bi tamit moom ñu ngi ñaan yàlla jëlee ko fi man ni ma kiy dundee mooy maa ngi sensibiliser samay doom di leen wax ñuy raxasu ñu ngi doon raxas sax mais dañu yokk raxasu yokk cet gi. maa ngi diggal sama mbokku jigéen yëpp nañ def comme man xale yi bu ñu génnee nañu raxasu bu ñu génnee tuwaat nañu raxasu te nañ toog buñu demati fenn ndax affaire bi mu ngi gën a law mu ngi gën a bëri te kenn xamul fan lay jógee cas communautaire yaa ngi nii ñuy dégg kenn xamul fan la jógee yàlla ñu ci yàlla musal rek waaye daal ñun parents yëpp nañ fagaru ànd jàppoo mooy li nga xam ne moom la gouvernement bi digle ñu di ko def jàppal suñu njaboot ñëpp yàlla ñu yàlla musal ci feebar bi musal ci mboolem jullit. àdduna salaamaaleykum Sénégal képp koo xamante ni yaa ngi génn boo xamante ni amul njariñ mieux vaut nga toog fi nga toog ba docteur yi saafara mbir mi mu jeex benn yoon li nga xamante ni mooy gel alcoolique yi buñ ko di fàtte képp koo xamante ni mën nga ko jël na koy jël di ko utiliser ndax mbir mi toll na foo xamante ni ñu jugandoo di xàccandoo di dóorandoo rek moo nu mën a may li nu bëgg en plus couvre-feu bi nit ñi nanu toog seeni kër ndax soldaar si nekk ci mbedd yi ak ci tali yi dinu aar
sunu jàmm ak sunu salaam rek lañ bëgg ñu ngi bëgg population bi yëpp ñu comprendre la leen képp koo xamante ni bu 20h jotee nga toog ci sa kër respecter ordre yi ñu mën a vaincre ce Covid-19 merci beaucoup. salaamaaleykum waa Sénégal donc c'est l'incontournable Galamou Thiam Diallo donc borom mbedd mi du mbalit donc mbedd mi du mbalit ba leen ko déggee benn association la de jeunes yu nekk fii ci réew mi donc doon digle démb set balaa tey door a ñëw donc nag ñu gis état mobiliser tous les moyens tey pour éradiquer ko ñu gis ministère de la santé communication bi mu ciy def xeex bi mu ciy def donc ñu gis ne du ñoom kese ñoom ñoo koy mën a def donc Sénégalais yëpp jóg di ci xeex ñu ne ñun moom duñ ci des ginnaaw mais suñu journée de sensibilisation yi buñ ci nekkee ba wàcc ba ñibbi si suñu kër tamit dañuy continuer sensibilisation bi par tous et pour tous donc dañuy def ay live ci sama page Facebook Galamou Thiam Diallo donc c'est juste tamit pour jeunes yi nga xamante ne ñu ngi doon dàqante policiers yi ci mbedd mi donc ñoom ñu dem mën a ko live yooyu noonu ñu kàpp ñu foo ñu ree mais si biir loolu yëpp c'est de l'humour intelligent donc ñu kàpp ñu foo ñu ree mais tamit mu am jàngale mais live bi nag mu ngi tudd taxaw seetlu pour le Covid-19 nous nous défendons ensemble nous vaincrons réew mi ñu ñoo ko bokk ñu ñoo ko bokk. salaamaaleykum. jërëjëf Thiam ñu dem fële ca Wakaam fekki fa maire ba ngir tàggoog moom Samba Bathily asalaamaaleykum monsieur le maire. allo. waaw monsieur le maire yaa ma dégg. allo. oui monsieur le maire est-ce que yaa ma dégg. maa ngi laa dégg waaw. voilà alors monsieur le maire bon Wakaam gis nañ situation bi sànq prof analysé na donc am na problème la aussi solution bi xam nañu que nañu gën a bàyyi xel rek ci la nga xamante ni moom mooy charte yi ñu tëral waaye tamit comme ni nga ko fàttalee tamit force doit rester à la loi loolu tam xëy na bu ñu si tollee rek ñu matale ko waaye xam naa ni ñi ñu war a waxtaanal bu ñu waxtaanee ak ñoom comme c'est une minorité du ñàkk ba daañu am ak dal léegi sab gox tey jii boo ko naree nataal Wakaam gën ko mineel ak askan wi ana lan nga ci mën a jukkil ci li ci gën a fës ci yow li nga xam ni jàpp nga ni moo ci gën a am solo. waaw xam nga li gën a am solo mooy xeex dindi fi d'abord cas yi te beneen cas du am fii mu ne loolu mooy li ëpp solo ndax comme ni ma waxee nombre de cas yi am dafa bëri yàlla nag mu ngi ñuy suturaal mu ngi am ay wér kon dañu war a fexe ba beneen cas du fi am. Amin très bien alors. Wakaam en tant que commune. Wakaam en tant que village traditionnel boo ko waree gën a miineel ak waa Sénégal ak mbooleem ñi juddoo si réew mi nekk bitim réew lan mooy li gën a fës li nga xam ni moom nga jàpp ne moo si ëpp solo nga war ko jukki ci wàllu woowu ci xarkanamu Wakaam ak melukaanam ak taarixam. waaw d'accord su may wax Wakaam damay wax ne Wakaam dëkku cosaanu lébu la boo xamante ne mu ngi féete ci sowu Sénégal wala damay wax sax ci sow ci monde bi li ñuy wax ne dëkku lébu la mooy dëkk boo xamante ne napp dafa am géej dafa am ay nappkat yi doon ay lébu Wakaam it fii la monument de la Renaissance nekk fii la phare bi nekk mooy lampe boobu ngay gis muy wëndeelu te bu jëkkoon moom moo doon kii bateau yi moo leen doon wan leen la ñu war a def pour bañ a dugg ci xeer yi Wakaam it booy xool am na lu mat 1,000,000 doomu aadama yu fi yokku dëkku lébu bi juróom-ñaari pénc la waaye tey toll nañ ci 100 quartier ak ñaar booy dëgg ñuy wax Sacré-Cœur 3 sax ci Wakaam la bokk léeg-léeg di nga gis aéroport bi extension bi yëpp mooy liy dugg ci biir aéroport bi nit yi dëkke ko yëpp fii lañu fii ci Wakaam la bokk donc muy dëkk boo xam ne maam yi ñoo fi ñaanoon ku fi ñëw yàlla na sa teraanga yokku yàlla na dëkk bi yokku yàlla nañ am ñu leen wéttali kon damay wax ne ñaan boobu yàlla nangu na ko waaye Wakaam mooy booy xool ci Ndakaaru ñetteelu dëkk boo xamante ne sañc nañ ko ndax ñaareelu dëkk ndax gannaaw Yoof Ngor moo ci topp gannaaw Yoof Wakaam moo ci topp Ngor topp ci
li ñuy wax fukki penc ak ñaar yi doog si topp et cetera donc Wakam depuis 1801 ba léegi mu ngi 1806 ba 1601 du moins ba léegi Wakam mu ngi exister kon dëkk boo xamante ne tarixam daal mooy cosaan dafa am ay jaraaf am ay ndey ji réew ndey njàmbur mooy loolu ñuy wax la coutume ñu am seen organisation aussi te organisation bi jàmbur yi doon ñi nga xam ne ñooy mën naa wax député yi ndax ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooy jox ndigal ñi nekk ci kanam pour que ñu def ko. très bien tey jii Wakam lan lay ràññeekoo par rapport ak yeneen communes yi ci réewum Sénégal lan lañ koy ràññaatleeg yeneen yi. waaw liñ koy ràññaatlee xam nga bii ci jiitu mooy dëkku cosaan la. dafa am administration mais terewul loolu si morom dëkku cosaan bëri na si morom waaye liñ koy ràññaatlee Yoff liñ koy ràññaatleeg Passy liñ koy ràññaatleeg Ndiafat maire yooyu yëpp jaar nañu fi liñ koy ràññaatleeg Ziguinchor liñ koy ràññaatleeg feneen ak feneen parce que cosaan gi moom foog naa ni fépp la de wala. waaw boobu mën nañ ko ràññaatle si cosaan bi. mën nañ ko ràññaatle tamit si lii tubaab di wax melting pot mooy xeetu adduna bi yëpp. tey ñu ngi biir Wakam. mën nañ ko ràññaarle aussi que booy xool si Sénégal ñi ëpp koom Wakam aussi la ñu dëkk mais xeet yëpp bu si nekk am na fi communauté boo xamante ne lépp lu ñuy def dañ ciy bokk am na xeetu Sénégal yi comme xeetu Afrique yi boo xeetu àdduna bi yëpp sax booy xool am na leneen loo ko mun a ràññaarle Wakam fii la armée française nekk base française aussi fii la nekk aéroport bi ñu jëkk a sanc si Sénégal aussi Wakam la nekk ndax fi ñuy wax Batrin moo jëkkoon a nekk aéroport bu Sénégal avant ñu aéroport Léopold Sédar Senghor boo demee Batrin hangar yooyu ngay gis moo nekkoon hangaru avion yi fii ñuy wax ancienne piste aussi muy tali Cheikh Béthio loolu moo nekkoon piste d'atterrissage bi Wakam leneen lii gën a am nag ràññeekoom mooy dëkk boo xam ne dafa amoon entreprise bu boppam ndax xeeru basalte bii ngay gis nii muy carrière bi balaa ñu koy exploiter fen Wakam lañ ko doon exploiter permettre ñu am seen kees Wakam mooy dëkk boo xamante ne dëkk bu njëkk a am titre foncier nga xam ne plus de 50 hectares au nom de la collectivité de Wakam te loolu yëpp mu doon koom boo nga xamante ne koom bi cosaan bi moom moo ko détenir donc ñu am seen patrimoine personnel la dëkku Wakam bi. waaw li ma si jaaxal mooy ba tey tuddagu la napp gi. waaw xam nga wax naa la ne dëkku cosaan la ma ne dëkk boo xam ne dafa am géej li ñuy ràññee lébu moom mooy géej gi cosaan bi ba léegi mu ngi fi dañuy dem nappi dañuy indi napp bi am nañ quai de pêche boo nga xamante ne bu ñu teeree quai de pêche bi mu ngi fi am nañu aussi si quai de pêche bi usine boo nga xamante ne dafa am agrément pour defar li ñuy wax exploitation produits halieutiques yi ki pirogue yi ngay gis tamit ñuy wax pirogue à fibre de verre mooy yooyu nga xamante ne fibre de verre lañ koy defaree te ñu koy expérimenter aussi si géeju Wakam bi si quai de Wakam bi si foofu la nekk muy dëkk boo xam ne napp bi daf si am solo lool. très bien alors pour donc jeexal napp mooy cosaanu lébu bi. pour jeexal ak yow monsieur le maire bàyyi la nga joxe sa commentaire ci aide alimentaire bi nga xam ne jib na ak mbooleem li nga si jot a dégg ci luy nuru coow ana yow lan nga si jàng ak loo ci bëgg àggee si réew mi la moo ci sa taxawaay. waaw déjà dañuy sant nguur gi si ndimbal bi mu indi waaye nag ndimbal bi ñun gisaguñu ndimbal bi waaye lii nguur bi wax nañ si jaar pour séddale ndimbal bi ñun jaar nañu si ba pare ñu ngi toog di xaar ndimbal bi mu ñëw mais damay au-delà de ndimbalu nguur gi ñun fekkoon na ñun mairie Wakam pare nañ ba jënd ndimbal bu doy boo xam ne dañ koy jox suñu askan kon lii nguur bi ñëw dañoo li ñuy wax ndimbal daf si fekk loxol borom dafay ñëw rek fekk ñu ñun pare woon nañ pour même bu ndimbal amul ñun ñu génne ci suñu keesu mairie def ko si tey jii fi ñu toll fexe nañ ba def li ñuy wax kii nu mu tuddati ay benn virement spécial boo xamante ne
autorisation spéciale lañ ko tuddee def nañ virement de crédit nécessaires yi pour compte yi mu doon compte yoo xam ne askan si li askan bi di soxla yëpp dinañ ko si mën a kii muy un fonds de 500 millions boo nga xamante ne tey nekk na si différents comptes yi ñu war a mën a laal pour mën a dimbali askan bi donc ñun ceeb bu soobee yàlla dund bëgg nañ kër bu nekk si Wakaam ñu dugal fa ndimbal boo nga xamante ne ndimbal bu jóge si mairie bi la mu jox ko fexe nañ aussi ba pour ceeb daal coowu ceeb bu mu fi am ndax du mairie bi mooy séddale dama sant ne dañ bi ñu monté comité communal bi dem def ay comité de quartier yi délégué de quartier yi ñu ngi si bàjjenu gox yi ñu ngi si imam yi ñu ngi si conseillers municipaux yi fa dëkk ñu nga fa ASC bu quartier bi mu nga fa personne ressource yëpp ñu ngi ci biir pour que ñu def vraiment dem dugg si biir def liggéey bu mucc ayib wax nañ leen ku ñëw mu am problème aussi du ñu ko jël bu ñu paree ñëpp ñooy signé ñëppay paraphé feuille yëpp ndax dañuy bañ ñu rocc feuille dugalaat feuille pour que bu ñu ko indee ñu mën a jël loolu jébbal leen ko ñu jox ko nit yi pour que coowu ceeb du fi am ñoo xam ne tamit du maire bi mooy séddale maire bi indi na moyens yi mettre nag à la disposition de ces populations par les comités de quartier et par le comité communal ba nga xamante ne bëgguma coowu ceeb daal mu am fii ndax du ceebu état la si la ñu compté si suñuy propre moyen la ñu compté état ñëw mu fekk sañu si. jërëjëf monsieur le maire de Wakaam ñu ngi lay gërëm di la sant amoon mbégte ànd ak yow ci xameek Wakaam waaye surtout def situation bi ci tolluwaay bi nga xamante ni moom mooy tolluwaay bu Wakaam ci xeexu jàngoro bii di coronavirus ñu agsi ci jamono ji nga xam ni yéen a ko moom ngir ñu wéyal ba ndëgër ni laata njeextal émission bi nga xam ne daanaka li si des yées na fanweeri minute. professeur agsi nañu si àpp bi nga xamante ne ni daanaka waa Sénégal ñoo ko moom je pense que tey bu ñu doon tënk li nga xamante ne jot nañ ko fee wax moo xam li ñu wax ci wàllu Wakaam wala li nga xamante ni jot nañ kaa wax ci li bàyyeekoo tugal tey jii la moo si gën a attirer sa attention wala lu la si gën a choqué daal. waaw lu ma ci gën a attiré sama attention bokk na ci li maire bi doon wax rek. ni ma ko waxee ba dënn bi xaw a jóg dégg nga ko sax mu naan bu continuer dinaa tudd seen tur xam nga aw kilifa bu demee. bay menacé tudd ay tur nit ci aw télévision. daf lay won njàqare ji mu toll. ak li mu naqarloo ñi nga xam ne ba léegi ñu ngi mel ni kuy doxee ñu baal ma ci wax ji ma tey. loolu daal frappé na ma. parce que wax dëgg yàlla da ngay sentir ne maire bi sama bugg na aar commune am mais d' après ni mu waxee en tout cas. mel na ni am na ñoo xam ne daal ñu ngi défier l' autorité. di def lu leen neex parce que boo nekk 95% Khalifa 5% c'est énorme. 5% dafa bëri. te wax dëgg yàlla comme ni mu ko waxee boo leen jëlee fii tey suba ñu ñëwaat def lale doy na waar kon nag wax dëgg yàlla nañ ko déglu. ndaxte dama jàpp ne li ko ñor te ñor maire yëpp ak jiitu réew mi yëpp. mooy aar askan wi ba li nga xam ne moo ñu gane si mu yem fi. waaye ginnaaw ba seedeel na ko Sénégal du ñàkk ba xëy na dina fi am ñu am si njort bu rafet. xëy na du yegg ci tudd ay tur ci télé yi. asalaamaaleykum. alhamdulilah. waaw ana fay wooteeg foo noo tudd sëriñ bi. El Hadj Mor Gueye di wootee Thiès. comment. El Hadj Mor Gueye Thiès. El Hadj Mor Gueye. waaw. Mor Gueye bismillah. waaw maa ngi wootee Thiès. waaw ñu ngi lay déglu El Hadj. waaw en fait li ma bëggoon wax leen la rek. avant tout damay saluer seen kii quoi seen logo bi ngeen bind suuf mooy ànd xeex coronavirus. waaw je crois que ànd xeex moom moo gën a wóor ànd daan. léegi li ma bëggoon wax leen la. oui. waaw mooy ci wàllu ndimbal yi. wàllu. ndimbal quoi ndimbal. ndimbal yi. allo. waaw ñu ngi lay déglu El Hadj. ok merci ci wàllu dégg nañu ñuy joxe ay 100 millions ñi 200 millions et cetera mais dama jàpp ne daal franchement kenn ku wax dëgg yàlla am na ñu la jege ñoo xam ne 200 millions yi ngay jox état bi wala 100 millions yi ngay joxe wala 1 milliard parce que ñu ngi koy dégg je crois que vraiment bu ñu xoolee plus de 1000 habitants junni buntu kër wala sax ñaar téeméeri buntu kër. yox la kenn ku ne ñaari saaku ceeb diwlin ak meew ak. oui pour man daal vraiment c'est plus bénéfique. franchement. dañu ko jox état bi nga xam ne déjà moom su ma juumee il a les moyens. wax dëgg yàlla. jërëjëf la daal gars yi baax a baax en plus tamit wàllu ceeb bi ñuy joxe tam bi ñuy joxe nit ñi dañ koy
na ci gars yi ànd ak yàlla. nga xam ni moom lu ci waaye lekk loo xam ne léwu la. tigi di ko leer suñu borom. ala kulli haal ndax guddi ni moom gars yi lekk bi doyatul xaalis amatul. kon nag franchement nañ ci dawal ngëm yàlla parce que ñu ngi dégg dem ba léegi seen télévision ITV ak yeneen télé ñu ngi seen gars yi di histoire waa maa war a séddale waru maa séddale te nag séddale moom bu demee bay jug maa war ak waruma moom kon xëy na kon leneen moo tax a jug waaye nañ ko séddale. tigi jërëjëf El Hadj Guèye El Hadj Guèye Thiès professeur li muy prôné mooy ku nekk sa nga xool sa say voisins. parce que si diine sax dañu faral di wax ne imam yi maanaam 40 maisons ci sa gauche 40 ci sa droite. 40 ci kanam 40 ci ginnaaw lépp voisinage la. kon foog naa ni tamit ku nekk boo gestoo. waaw di nga gis ki nga xamante ni xëy na moom moo ko gën a yellool ci li la gën a jege. dëgg la li mu wax dëgg la. oui alors beneen téléspectateur salaamaaleykum allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo waaw. soxna si waaw ana fooy wooteeg noo tudd. maa ngi leen di nuyu. ñu lay fay bu baax. man Ami Sow laa tudd. Aji Thiaw. Tëngéej. waaw. Ami Sow. Mami Thiaw. Tëngéej. Tëngéej. Sow. Mami Sow Tëngéej waaw. Ami Sow Tëngéej waaw. waaw mami waaw. waaw di rafetlu lool seen waxtaan ci télé bi. jërëjëf mami. maa ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax. seen émission leer na ngeen bind nii li ngeen wax loo xamante ne ni vraiment du ñu xamul bopp. mais man li ma doon wax ci ndimbal yi mooy. lii am na ba pare. oui. mais ceeb bi jëm ndax rassemblement bi ñuy bañ. ceeb bi mënoon na ñàkk. ñu jëloon ko def koy enveloppe. def koy yónnee ko ñi nga xam ne ñoo ko yelloo ñoo ko moom. oui. mais tey ceeb bi gis naa ne ñi nga xam ne ñoo ko war a amaana duñ ko jot. ñi nga xam ne ñoo am doole tey ñoo ko nar a jël denc ka di ci dund ay at di ko te lii du politique du dara. oui. néew di doole yi tey ñoo ko moom. jërëjëf. kër gu am xam ne tey fay yeewu sa ñaari doom am nañ nga am salaire war na ko baal jox ko ñeneen ñi. mais Sénégal tey loolu moo fi manqué compréhension moo manqué Sénégal. les 12 milliards aussi yi président Sall jagleel ko diaspora bi ñooñu ñu consigné te amuñu jot di dem tey ambassade di jëlee ay 50 euros ay 30 euros mais xaalis boobu tey di gënoon baax naka jël yokk ko ci santé bi def ko ci élèves ci école yi def ay hôpital yi nga xam ne manqué na ñu tabax ay hôpital ko jumtuwaay yi moo gën 12 milliards yooyu ñu jël tey di ko jóbbu France amul gën jëli foofu. jërëjëf parce que wóor na ma ne ñoom soxlawuñu ko sax. parce que amuñu. jërëjëf mami. te ku nekk 30 nga ci am wala 50 euros amul njëriñ. nan ko tabax hôpital te ñu dimbali ci malade yi. te waa Sénégal dañu toog seen kër jël ay mag tey du affaire ceeb du affaire diwlin nit ku nekk na nga fonk sa bakken gën sa bopp dem toog. jërëjëf mami jërëjëf mami Sow professeur dégg nga préoccupation mami Sow séddale bi moo xaw a tey xelam. par rapport ak yi mu nar a jur yëpp. waaw loolu de day ñaax la ci autorités yi rek. comme nit ñi am na fu ñu leen di xaar. ñu fexe bu njëkk si foofa. ñu teg ko ci anam yi gën daal. absolument asalaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum. Khalifa. oui. allo. waaw da nga taal télé. télé bi waaw dama taal télé. waaw kay da nga koy wàññi rek boo ko wàññee comme ça ñu gën la mën a dégg noo tudd ak fooy wootee. Moustapha Thiam maa ngi woote Guédiawaye. Moustapha naka. Thiam Moustapha Thiam. waaw Moustapha. ñu ngi lay nuyu di nuyu ki nga toogal. jërëjëf. saa su nekk ñu ngi leen di bàyyi xel di leen di seetaan chaque jour émission bi di mu raw depuis corona bi commencé ba léegi ñu ngi leen di seetaan. jërëjëf Guèye. di rafetlu ndaw soosu génn li mu wax. am na solo. gars yi moom en général lépp lu ci dañ ciy boole politique. lii du yëfi politique. du yëfi politique. waaw en plus ndimbali aussi ñun waa Guédiawaye ba léegi ñun gis ñu dara suñu maire Aliou Sall ñun man boog fi ma dëkk man. gisuma séddale bi ndax tàmbali na def naa dooragul de. damaa dégguñ dara kat ma ne borom kër laa. ñii xëy ñu ngi toog demuñ fenn. ay Thiam
en tout cas bu fekkee maire bi mu ngi ñuy dégg wala boo déggee mu ngi koy dégg mooy mën koo jottali ñun waa Guédiawaye dégguñ dara. waaw kay prof Guédiawaye la jógee prof déggu leen dara ba tey. ok gis naa gaañ yi di recenser. waaw di def travail à la base bi pour xam ñan ñoo ci war a bénéficier. donc ñu ngi ciblé. waaw ñu ngi ciblé. waaw waaye nag gisaguma ñu joxe mais yaakaar naa ne joxe bi tàmbaleegul. ci li ma yaakaar boobu. alors Moustapha kon gars yi dañu accès gul sa kër rek waaye ñu ngi ciblé. jaajëf ban koñ nga dëkk si Guédiawaye mais baax émission bi ni muy doxee mais ndaw si génn wax na lu am solo lool nag. waaw dëgg la kay dëgg la Mami Sow. foo dëkk ci Guédiawaye. waaw man maa ngi dëkk ci corniche bi ñaari boulangerie. ah ñaari boulangerie. waaw d'accord incha allah kon accès guñu fa. accès gul xam naa waaye dinañ ñëw. jërëjëf Moustapha Thiam doon wootee sa Guédiawaye wax na fulaam waaye it wax na faydaam. waaw am na ci droit citoyen la walaay tigi asalaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa. oui. maa ngi ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax. maa ngi nuyu professeur Songe. jërëjëf ma lay déglu. waaw maa ngi lay wooyee depuis Mbacké. Mbacké tudd naka. Ousmane Diouf maa ngi lay wooyee depuis Mbacké. Ousmane Diouf waaw. oui mais Khalifa. oui. damay fàttaliku père Keba Mbaye bi naan dafa demoon aéroport dajanteeg benn waay mu naan ko discours bi nga doon wax ak président Abdou Diouf fàttaliku mooy les Sénégalais sont fatigués. mais ceeb bi ni ma koy déggee Khalifa les Sénégalais sont fatigués. parce que depuis ñuy wax corona kenn waxatul corona waxi dund bi rek la ñuy wax. wallaay. waxu dund bi rek kañ lay ñëw joxe guñ ñu woowaguñ ma non président bu jógee si lii war na xoolaat Sénégalais yi. war na xoolaat li ñuy dund mu jàpp si. beneen bi bi si wax fii côté mbindu wolof bi. kontaan nañ si trop vraiment parce que boo seetee léegi éducation dafa am lu ñuy wooye LPT lecture pour tous. waaw. lecture boobu dañuy jàngale wolof léegi. léegi xale yi nag dañuy ñaan yeneen télé yi comme ñu def ni yéen vraiment da leen di arranger trop dañ leen di jàngal si école yi moom la ñuy gis seen télé bi. jërëjëf. mais yeneen télé yi toppuñu wolofal bi dañuy ñu neex lañ koy bindee comme si français bi. comme nañ ñuy jàppale def ni yéen wut ay wolofal foon comme nu ñu koy wooyee. way ñu jàpp si ba bañ a perturber xale yi parce que xale yi mënuñ di gis fii di jaar. nañu si dimbale si côté boobu. absolument jërëjëf. donc corona bi nag vraiment. metti na mais warul indi problème te ceeb bi dana indi problème Khalifa. président na fexe tout ba ceeb bañ indi problème vraiment ceeb bi daa nar a indi problème. jërëjëf ceeb bi moom dama koy wax sama yaay chaque jour naa ko yaay nañ ceeb bi daa leen dund te gisuñ ceeb bi nañ fàtte. nañ fàtte ceeb bi ku si jot baax na ku si jotul ñu xam ne jotoo si. recensement yooyu yëpp nañ bàyyi ceeb bi. ceeb nañ nekk ci corona bi di leen di leen. walaay ceeb bi nga xam ne sax docteur yi yëpp ñu ngi koy commencé décommandé. non du jaaxaan Khalifa Sénégalais yi nañ jël si waat. nañ jël si waat ñu jaamu yàlla xam li fi nekk mooy lan ñuy góorgóorlu jéem a def leneen te fàttali ceeb bi ñaari saakoy ceeb ku ñu ko joxit 2 mois 3 mois mu jeex si looy nekkat. walaay jërëjëf nañ ba ceeb bi. jërëjëf nañ ko bàyyi sama mbokku pulaar yi nañ ba ceeb bi. jërëjf Diouf. jaajëf Khalifa Ousmane Diouf ca Mbacké professeur ceeb bi lay ragal mu indi coow si Sénégal. waaw wax na dëgg bu ñu fàtte ni jàngoro ji d'abord. waaw nañ ko moytoo wàllante. parce que c'est vrai que depuis peu quand même. on entend plus parler de distribution bi. ceeb bi dugg na fii génn fii alors que. bu ñu fàttee li tax a jóg ceeb bi bu ñu ko fàtte. allo salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi neen defaay. sant bu baax ana nooy fooy wootee noo tudd. Pikine Texaco. Pikine. Pikine Texaco. Texaco. waaw. waay. ana noo tudd. maa la joxum pa ñu may wax Boy Naar. Boy Naar. waaw. Boy Naar yàqali baas. waaw ma affaire ceeb bi ci laa bëgg wax nii. waaw ay mu jóg ceeb bi encore ceeb bi. waaw ndax ceeb bi boobu ba léegi ñu naan ceeb bi yow koo xam ne dund nga lu mat ñaar fukki at wala fukki naan nga mosuñu laa jox ceeb mun laa doon ñetti weer mun laa doon ñeenti weer dañ bàyyi coow ceeb bi te ne ci leneen. jërëjëf Boy Naar bëgg ñu bàyyi coow ceeb bi ndax ceeb bi mënul dundal kenn ñaari weer mënul dundal kenn ñetti weer boo dégg ñu naan ceeb bi ci rajo beeg télé dañ bàyyi ceeb bi te ne ci leneen nan xeex feebar bi jërëjëf professeur est-ce qu'on est en train de passer à côté de l'essentiel. waaw bu fekkee dañu def fixation ci loolu ba fàtte li tax a jóg ceeb bi. on passe à côté de l'essentiel. oui c'est parce que ceeb bi dañu war a fexe bañ koo soxla. mooy wax loolu la ñu fi wax keroog ba teel la ñu fi wax. waaw moom la ñu fi wax. allo salaamaaleykum. télé bi boo wàññee télé bi rek mu gën a neex. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw monsieur Diakhaté na ngeen def. ñu ngi sant bu baax ana fooy wootee. bon maa ngi wootee fii Pikine Aïnoumane 3. Aïnoumane 3 noo tudd.
bon maa ngi tudd Abdou Karim Seck je suis enseignant. Aïdoumane 3 waaw. Abdou Karim waaw. waaw bon maa ngi leen di ziar di leen nekk di leen bëggee wax dëgg yàlla ndaxte ki ngeen di ngeen di waxtaanee ci affaire coronavirus bi moom wax dëgg yàlla lu am solo la. bon yàgg nañ leen nag di leen suivre ci télé bi ngeen jóge woon pour ne pas faire de publicité yàgg professeur yëpp. oui mais tu peux le dire. waaw ñoo ngi leen di bëggee wax dëgg yàlla depuis boobu ba léegi ñu ngi leen di suivre quoi ba fii wax dëgg yàlla. oui. waaw di am mbégte ci yéen bu baax a baax wax dëgg yàlla. amiin. waaw léegi daal bon man li ma doon wax daal mooy bon man souvent damay xaw a jaaxle. parce que damay dem ba naan sax est-ce que état bi am nañu de bons conseils. wax dëgg yàlla franchement loolu lay wax. bon man je suis du secteur privé te vous savez très bien. on a permis dans tous les établissements privés tous les établissements du Sénégal sax privé comme public. mais dem nañ ba ñun ñi nga xam dañu nekk ci problème ci privé bi am na ci ñoo xam sérieux problème parce que y a des parents qui refusent de payer am na ñoo xam ne certes amuñu ko. oui. parce que xëy na crise lañu nekk wax dëgg yàlla mais ci crise lañu nekk mais am te ni wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu di ñëw di fay si. mais am na ñoo xam ne ils refusent de payer. am ñoom sax dañ naan weer bi jànguñu ko parce que man sax même si yenn plaques yi damay dégg ñaan ay weeru jàngu mais. kuy waxal sa diggante ak yàlla kuy waxal sa diggante ak yàlla moo tax may wax. xam nañu le professeur il est là-bas moom moo ma gën a xam nga pratiquement kii tudd la répartition de l'année scolaire. oui moom ko gën a xam. mais kuy war sa diggante yàlla le 20 mars la ñu waroon vacances deuxième trimestre. xam nga pour en l'élémentaire bu fekkee ne secondaire bi de ñoom le 21 la ñu waroon dem. non weer kay boo ko entamé rek war na la. très bien. oui très bien voilà war na la mais booy xool depuis boobu ba léegi nombre de jours bu ñu doon compter nombre de jours yi nga xam ne jàng sax matul sax 15 jours boo cumulé yëpp parce que vacances la ñu waroon dem ba pare ak tamit. une semaine bi nga xam ne moom la ñu kii commandé rek moom lañ décrété woon vacances yi. xam nga vacances forcées yi. mais boo xoolee boobu ba léegi souvent lu tax ma ne kii parce que romb ci mbedd yi da ngay romb yenn saa yi ci mbedd yi da ngay gis ñoo xam dañuy teg seen ay table di jaay. jusqu'à présent te loolu waroon nañ ko mën a tere. yenn saa yi cas comme man je me dis que ni bon souvent est-ce que nekku ci yooyu lay amee xam nga. te et puis ni ñu feebar bi def contact bi dafa gaaw da ngay romb sax parce que yëpp la ñu war a interdire da ngay romb souvent fenn sax gis ñoo xam ne ay xaal la ay doomu xaal yi mais nit mën na ñëw xool benn làmb ko keneen ñëw làmb ainsi de suite yooyu yëpp contact bi daf ci am xam nga bon donc nag loolu yëpp état bi bon bu ma sañoon wala yenn établissements yi wala soit yenn gouverneur wala préfet yi ñu jéem a bàyyi seen xel ci yooyu yëpp ba nga xam ne yooyu yëpp dinañ ko jéem a dindi parce que bu fekkente ne dañoo tëj par exemple les états jàkka yi tëj ay marché yi ku nekk def loo neex mais foofu tamit affluence dafay am bu boobaa aussi dafay gën a tax affaire du fi gaaw a jóge. très bien te man ci sama xalaat ne woon même bu fekkonte ne dañu ne nañu arrêté confiné wu. pendant 1 mois wala 2 mois ferme ñu xeex affaire bi mu jóge fi ku nekk doxaat say activité mais moom moo gën. oui xam nga. jërëjëf Abdou Karim wax dëgg yàlla bon état bi daal nañ ci jéem a góorgóorlu rek xool naka la ñuy mën a def ku ci war a am ci ku ci war a am tamit bon ñu jéem a xool bon nag ñu jéem a avancer parce que wax dëgg bon bañ ko lekk sax toog jéem a fexe feebar bi yaakaar daal bon moom moo amoon moom moo ci gënoon daal. Abdou Karim jërëjëf à vous dire xam nga bon maa ngi chaque jour man dama leen di suivre wax dëgg yàlla dama leen suivre tous les jours dama leen di suivre. jërëjëf di bëgg dugg mais day saturé quoi en tout cas bon ñu ngi leen di rester et puis gis nañ jàppale bi ngeen ñuy jàppale. gis nañ parce que buñ leen woowee dañ leen di woowee ci numéro boo xam amul kii comment du numéro serveur vocal bi leen. li ngeen def yëpp ñun xam nañu jàppale population moo tax ñu koy def. jërëjëf en tout cas parce que loolu man gis naa ko ñu ngi leen di sant leen gërëm. yal na leen yàlla gën a jàppale dëgëral taxawaay wér bu baax a baax. amiin amiin jërëjëf Abdou Karim doon woote ca Pikine Aïdoumane 3 professeur dégg nga Abdou Karim wax loolu tam beneen problématique la. waaw wàllum pay gi wàllu njàng mi. mais wax na dëgg c'est-à-dire dañuy fooy yoon rek. mais en principe entreprise bu nekk waroo toog di dépendre ci cotisation mensuelle yi nga xam ne moom la par exemple ndongo yi di joxe. yow war nga am autonomie financière boo xam ne sur 2 ans au moins war nga mën a fay salaire indépendamment de li ngay am. waaye c'est un mal généralisé. parce que le parent ci boppam dafa naan sama ndongo jàngiwul du ma fay. mën na see profito. da ciy profito ne sama ndongo jàngiwul du ma fay alors que weer bi nga entamé alors que le contrat même le contrat il est annuel doy affaire weer le contrat il est annuel. de part et d'autre tout le monde est coupable quoi. mu ngoog allo salaamaaleykum peut-être suñu dernier téléspectateur allo. waaleykum salaam wa rahmatullah Khalifa. oui. salaamaaleykum Khalifa. waaleykum asalaam ñu ngi laa dégg. ñu ngi leen di siyaare di ñaan yàlla di leen ñaanal yàlla ngeen dal ak jàmm. amiin émission bi tabarkal. amiin. man maa ngi wootee Kounoune. oui. Kounoune laay wootee. Kounoune waaw noo tudd.
Umar Faye laa tudd ñu gën ma xam ci turu Njaga Faye. Umar Faye. waaw ñu gën ma xam ci turu Njaga Faye. Njaga Faye waaw. sëñ bi coronavirus bi am na. nit ñi respecté nañu ko. nangu nañu ko. nangu nañu ne chef de l'État am na ndimbal yu ma def ñu ngi koy joxe. waaye man de en tant que jullit li may ñaan mooy ñu ubbil nu jàkka yi ngir yàlla nu mën ci julli mën na ñaan yàlla jëleel nu ko fi ñaan nag ci la. ñaan nag yàlla moo nu ko sante moo ne ud'uunii astajib lakum. lain sakartum la kon kay nañu ubbil jàkka yi ñu nodda julli delluwaat ci suñuy kër toogaat respecté waat li nga xam ne moom lañ ñu sante nga santam. way mais jàkka yi Faye Njaga Faye la béyk Njaga jàkka yi moom daanaka mënuñu wax dafa tëj jàkka yi tëjul ndax jàkka yaa ngeen nodd ci biir nodd gi ñuy soññ doomu aadama yi ñu toog seeni kër jullee fa ana lu ko waral dajaloo bi mën na jur aw lor ci ñi di julli si doonte imaam dafa dem ak yaakaaram ak ñooñu yaakaar ñu daje fa ñaan yàlla oñu ko dellu suñu kër rafet na wàññiwul dara. waaw dañuy ñaan kay ubbil nu jàkka yi nu daje ñaan yàlla. déet Njaga am na nodda yi. Njaga déet moom par benn la ñuy nodd. Njaga ak nag waaye suñu bëgg-bëgg daal mooy nañu ubbil. Umar jàkka yi ngir waaw Umar déglu ma Umar daal laa amoon comme message bu may jàllale ngeen baal ñu wax. Umar waaw dégg nañu la waaye je pense que li ëpp solo mooy ñaan gi te ñaan gi mën nañ kaa ñaanee fu nekk ci Sénégal je pense que il faut ñu préciser ni jàkk yi tëjul. waaw benn daje bi. waaw kan nombre bi ba léegi am na ñu julli sax. mais du ñu toll ci lim bi nga xam ne lañ daan toll. absolument loolu moo ëpp solo ba si mais jàngu bi am na également même solo chose jullit ñaan la am nañ continuer di ñaan rek. il faut ñu continuer di ñaan d'ailleurs sax ñaan gi moom danañ ko si lañ saxoon sax waaye danañ ko gën a jëmmal ëllëg ci ànd xeex coronavirus bu sooyee suñu boroom bu ko defee loo tàmbali si bismillaahi rahmaani rahim tëjee ko ak ñaan it du wàññi dara ndax ñaan gi moom je pense que ab jullit loolu rek la dese bu médecin yi fajee jéem a fàggu ñu def suñu kéem kàttan ngir jéem a fàggu ndax loo gisul mënoo kaa jëmmal mënoo xeex ak moom waaw lu dul fàggu ci li la kër docteur digal dëgg la kon ku si mucc yàlla la musal waaye ndimbal loo gis da say fekk loxol borom loolu moo waral ñu war a jàppandiku al professeur lan la ñuy tëje tey waxtaan bi ci liñ si jot a jàng waaw liñ fi jot a jàng rek mooy ñu jàpp ne aw fitna la aw nattu la bu ñëwee nag dañ ko war a dékku ci anam yi nga xam ne moom lañ ko war a dékku kon nag nañu nangoo soppi doxalin nañu nangoo ni nga xam ne noonu la ñuy defee mu méngoo ak tere yi ak digle yi loolu rek laa ci mën a jàng fi mu nekk nii di rafet li nga xam ne li ci ëpp ci ñun wax dëgg yàlla yeewu nañ fi mu nekk nii ñi doon wax ne lay boon lu poon la fay lay jaar ak ñëpp nangu nañ ne am na kon nag nañ gën a taxawal kii ndëgërlaay yi su ko defee daal ñu ñaan ci mucc loolu daal lañ ciy jàngat fi mu toll nii mu ngoog si kanam tuuti bu sooyee suñu borom di ngeen ànd ci ITV mais également ci iRadio ak waa couvre-feu muy Baye Bara dina ànd ak DJ Bouba ak Soxna Kumba Seck gunge leen ba li des ci guddi gi di gërëm ñu mboolem ñi ànd ak ñun ci émission bi Mass Mboup ci réalisation bi ànd ak Cheikh Sall coordination Damioul ak Bara Sow Cheikhou Gueye ba ci Modou mi son bi yenn saa yi mu fort yenn saa yi mu wàcci di leen gërëm di leen sant di leen jox li daje ëllëg